Hello guys, welcome back to English by Gora. So tey leçon bu ñuy waxtaanee tey moom mooy doon suñu leçon numéro 13, our lesson number 13, and we are gonna talk about the present simple. Present simple pour yow mi nga xamante ni si jot nga jàng anglais xam nga luy present simple, mais pour yow mi nga xamante ni si amoo niveau bi en anglais wala jàngoo anglais lu bari, the present simple ni nga koy comprendre moom mooy bu mu ne la present moom mooy ñu ngi ci tey. bu mu nee la past moom mooy loo xamante ne si passé na. bu mu nee la future mooy loo xamante ne si ñëwagul. donc present simple daa am ay verbes yoo xamante ni si ñoo ngi ci anglais te boo koy wax bu nekk ak jamono bi nga koy wax duñu bokk. est-ce que comprendre nga comme par exemple boo jëlee to be boo koy conjuguer au present simple da nga naan I am comme par exemple boo bëggoon wax man dawalkatu taxi la da nga naan I am a taxi driver. I am a taxi driver dawalkatu taxi la. bokkut ak dawalkatu taxi laa woon boobu boo koy wax da nga koy conjuguer au passé maanaam da nga koy def past da nga naan I was a taxi driver te I was a taxi driver donc temps yi bokkul. bu fekkee lu ñëwagul da nga naan I will be a taxi driver maanaam fii ak 2024 peut-être nga ni I will be a taxi driver maanaam dawalkatu taxi laay dooni ji. voilà donc bokkul donc tey dañuy wax present simple. present simple dañuy soxla ay verbe moom mooy verbe ci anglais donc bu dee ay verbe la da nga naan verbs comme par exemple to be verbe la to be moom mooy nekk moom mooy li ñu conjugué woon léegi I am a taxi driver ci to be la jógee. bu fekkee present simple la da nga naan I am a taxi driver. bu fekkee tamit dawalkatu taxi nga woon da nga naan I was a taxi driver donc ñoom ñaar bokkuñ. I was moom mooy lu passé dañ ko def conjugué ci lu weesu. I am mooy jamono bi ñu nekk. I will be a taxi driver mooy loo xamante ni si ñëwagul. to have moom mooy am. to do moom mooy def. to go moom mooy dem. to speak moom mooy wax. to eat moom mooy lekk. to drink moom mooy naan. to see moom mooy gis. yii yëpp bu ci nekk day changer comme to be bi ni mu changer bu ci nekk day changer ci contexte bi ngay waxee donc dañuy dem ñoo conjuguer. pour ngeen mën a comprendre dañuy conjuguer au present simple to be da nga naan I am moom mooy lu ñu wax léegi bu dee present simple da nga naan I am, you are, he, she, it is, we are, they are. donc fii gis nañu changement bi dafa leer to be dafay changer complètement donc to be yëpp ci to be bi la jógee mais boo koy wax ci biir phrase bi day changer da nga naan I am, you are. li ma bëgg a wax mooy mënoo wax I be wala you be wala he, she, it be mënoo ko wax donc da nga naan I am, you are, he, she, it is. boo ñëwee ba ci he, she, it be, is ngay wax nga ni we are, they are. wax nañ ne he góor lay remplacer she jigéen lay remplacer it bu fekkee te ni objet lay remplacer wala bàyyi ma objet moom ordinateur téléphone chose nga ni comme asamaan ak suuf yooyu yëpp it nga koy jox. léegi to have da nga naan I have, you have. boo ñëwee ba ci he, she, it bi nga ni has, it has wala he has wala she has. donc he has, she has, it has. we have, they have. boo ñëwee ba to speak da nga naan I speak, you speak, he, she, it speaks. donc fii s rek la ñuy yokk boo ñëwee ba ci he, she, it bi s rek la ñuy yokk donc he, she, it speaks. we speak, they speak. boo ñëwee ci to eat da nga naan I eat, you eat, he, she, it eats, we eat, they eat. donc fii li ñuy constater moom mooy verbe bi du changer fekk ñëwoo ba ci he, she, it. donc it eats donc te ni nga koy waxee day changer da nga naan it, I eat, you eat, mais boo ñëwee ba ci he, she, it eats ngay wax. fii tamit ñoo yam speak, I speak, you speak. boo ñëwee ba ci he, she, it speaks ngay wax. donc verbe yëpp au present simple budul to be ak to have parce que to have dafa changer has. to be dafa changer I am, you are dafa changer complètement mais bu dul verbe yooyu ñaar yooyu
yi ci des yëpp yu ci bari da ngay yokk s mais am na exception am na verbe yoo xamante ne si es rek ngay yokk es ngay yokk mais yii speaks eats yooyu s ngay yokk. to do da nga naan I do, you do. boo ñëwee ba ci he she it nga ni does, he she it does donc es nga yokk bii ci exception yi la bokk. we do, they do. boo ñëwee to go da nga naan I go, you go, he she it goes. gisoo mook bii ñooy am ñoom it ci exception yi lañu bokk. lu tax ñu jeexee es après dinañ ko gis léegi. lu tax ñu yokk ci es dinañ ko gis léegi. we go, they go. léegi fii la ñu expliqué sànq speak ak eat dañ gis ni bañ ñëwee ba ci he she it bi dañu yokk s comme verbe yu bari noonu lay demee. donc speak boo ñëwee ba ci he she it bi da nga naan speaks. eat boo ñëwee ba ci he she it bi da nga naan eats. he she it boo ñëwee comme to drink nga I drink, you drink, he drinks, he she it drinks. voilà comme yeneen verbe yi sleeps ngay wax da ngay yokk s. looks, put da ngay yokk s. puts, learn da ngay yokk s. learns, dance gis nga dance boo ñëwee da ngay yokk s. dance da ngay yokk s waaye boo ñëwee ba ci he she it bi dances ngay wax parce que jeexalukaay bi se la dance. donc verbe yi nga xam ne boo koy wax di nga dégg se ci fin bi boo ci yokkee s boo koy lire dances ngay wax. comme par exemple da nga naan I dance, you dance, he she it dances. voilà we dance, they dance. mook practice bi ñooy am donc practice donc boo koy wax fin bi da ngay dégg se donc boo yokkee s boo koy lire is ngay wax is maanaam da ngay dégg son is. practices donc maanaam I practice, you practice, he she it practices. voilà donc fii drink moom mooy naan, sleep moom mooy nelaw, look moom mooy xool, put moom mooy def. donc yëpp dinañ ko comprendre après. learn moom mooy jàng, dance moom mooy fecc, practice moom mooy pratiquer. yëpp après dinañ ko expliquer ba mu gën a leer. léegi dañuy wax ci exception yi. exception yi moom mooy kañ nañuy yokk es wala kañ nañuy yokk s. kañ nañuy yokk s moom c'est simple waaw mais kañ nañuy yokk es moom la ñuy xool. donc dañ ni verbe yi bu fekkee dafa terminer s wala z wala x wala sh wala ch wala o dañuy yokk es. donc foofu duñu yokk s mais dañuy yokk es. he she it comme boo jëlee verbe to miss da nga naan I miss, you miss, he she it misses. wax naa fi léegi boo waxee verbe bi dégg se ci fin bi boo ci yokkee s bu fekkee verbe boobu la jeexee bon comme dance practice boo ci yokkee s is ngay dégg. fii tamit dañuy wax miss yokk ci es. lu tax ñu yokk ci es c'est parce que verbe bi s la jeexee moo nekk nii bu jeexee s da nga ci yokk es. boo ñëwee fix x la jeexee x da nga ci yokk es nga wax fixes. fii da nga naan misses, fii nga ni fixes. watch gisoo ch la jeexee moo tax ñu yokk ci es. donc verbe yi nga xamante ne day jeexee s donc c'est clair. yi nga xamante ne si day jeexee s z x sh wala ch wala o yooyu da nga ci yokk es boo ñëwee ba ci he she it bi c'est clair. comme wash boo ñëwee ba ci he she it da nga naan washes da nga ci yokk es. lu tax nga yokk ci es parce que sh bi ci exception yi la nekk donc sh moo nekk nii. wash da nga ci yokk es. to go gisoo o la terminé moom laa waxoon léegi man ni dafa bokk ci exception yi mook to do. gis nga to go da nga ci yokk es gisoo o baa ngi nii donc ci exception yi la bokk da ngay yokk es. to do gisoo moom it ci exception yi la bokk parce que o la jeexee da ngay yokk es. donc fii to go boo ci yokkee boo ñëwee ba ci he she it bi da nga naan goes donc he goes, she goes, it goes. fii nga ni he does, she does, it does. voilà donc yooyu mooy exception yi. au fur et à mesure ngay dem da ngay dem ba da nga koy maîtriser.
ok loolu moo doon exception yi nga xamante ni si tey mën nga yokk es bu fekkente ni verbe bi s la jeexee z x sh ch wala o voilà mais am na verbe yoo xamante ni si y la jeexee donc yooyu tamit dañu am seen changement boo xam ne spécial la léegi dañuy dem xool verbe yi nga xamante ni si ñoom ñoo jeexee y comme par exemple bu jeexoon y boo koy bind da ngay def ies ci fin bi ies donc i bi moom mooy remplacer y waaw lu tax mooy spécial c'est parce que fii da ngay def i mu remplacer y bi bokkut ak boo xam ni es rek moom mooy dem ci fin bi donc maanaam doo bàyyi y bi ba pare yokk es non non il faut nga def ies par exemple boo ñëwee he she it boo amee verbe boo xam ne try y la jeexee donc booy wax he she wala it da nga naan tries donc da ngay modifier donc y bi da ngay def ies donc he tries mook cry bi ñoo yam donc cry y la jeexee da nga naan he she it cries maanaam comme fii boo ñëwoon I try you try he tries wala she tries wala it tries we try they try fii tamit noonu donc cries ngay yokk bu ies ngay yokk bu fekkee he she it nga nekk carry donc carry to carry donc moom mooy da ngay def carries da ngay yokk ies donc y bi waaw li mu bëgg a wax moom mooy mënoo yokk fii es rek bàyyi noonu donc il faut nga modifier ko donc fii da ngay def carry da ngay def ca2r def ies carries to spy da ngay def spies donc I spy you spy he she it spies voilà yii ci exception yi nga xam ne mooy verbe boo xam ne bu fekkee dafa jeexee y da ngay def ies mais am na yoo xamante ni si y lay jeexe mais s rek nga ci yokk yooyu ci biir exception ci y yi donc exception y la bokk yooyu yan verbe la mooy yi nga xamante ni si avant ñuy bind y bi lettres yi ñoo ñëw soit mu nekk a wala e wala u wala i wala o bu fekkente ni yii lettres yii ma lim moom moo jiitu y bi maanaam fii boo joon try bu fekkoon diggante bi a mi ngi fi wala e mi ngi fi wala u mi ngi fi wala i wala o bu fekkee lettres yi diggante bi fekkee am na lettre bu ci nekk ci yi su boobaa lii doo ko bindee nii su boobaa da ngay yokk s fii rek directement comme par exemple boo jëlee play gis nañ ni a moom nañu njëkk a bind avant y bi donc a moo jiitu y bi donc consonne ñu ne wax ay consonne voyelle du moins yi mooy voyelle bu fekkee voyelle moo ko jiitu su boobaa s ngay yokk boo ñëwee ba ci he she it bi s ngay yokk donc I play you play he she it plays voilà mook destroy bi ñoo yam mais am na yeneen verbe yoo xamante ni si nii lay bindee donc dafa am ci lettres yi boo xamante ni si moom mooy jiitu y bi su boobaa s ngay yokk ci fin bi tout en sachant que ñun ñu ngi ci present simple bu dee present simple noonu nga koy conjuguer donc he she it destroys voilà try moom mooy jéem carry mooy yenu cry moom mooy yuuxu spy moom mooy espionner maanaam yërlu xaw ma c'est pas play moom mooy jouer wax play football destroy moom mooy yàq voilà léegi dañuy dem xool kañ nañuy utiliser present simple booy wax present simple comme par exemple moom mooy loo xamante ni si dafa sax en permanence loo xamante ni si chaque jour ci loolu nga nekk comme par exemple boo doon wax affaire métier looy liggéey wala looy def comme par exemple da nga naan I am a teacher bu fekkoon jàngalekat nga da nga naan I am a teacher parce que yow instant bi ngay wax jàngalekat nga te jàngalekat nga nekk voilà maanaam mënoo wax I was maanaam jàngalekat laa woon parce que yaa ngi instant yi ngay wax jàngalekat nga voilà I am a teacher waaw boo bëggoon wax docteur laa da nga naan I am a doctor boo bëggoon wax dawalkatu taxi laa da nga naan I am a taxi driver li ngay liggéey moom bu fekkente ni moom ngay liggéey nii su boobaa present simple ngay wax souvent da ngay wax I am ba pare teg ci métier bi ngay def he lives in Dakar loolu en permanence la moom Dakar la dëkk te Dakar fa la mës a dëkk voilà da nga naan he lives in Dakar moom Dakar la dëkk dégg nga to live bi dañ ko conjuguer au present simple bu fekkee Dakar la dëkkoon doone he lives in Dakar da nga naan he lived boobu moom mooy passé bi voilà boobu mooy passé bi bu fekkee tamit lu ñëwagul da nga naan he will live in Dakar peut-être en 2021 in 2021 dina dëkk ji Dakar
he will live in Dakar boobu mooy lu ñëwagul mais bu fekkee présent la instant yi ngay wax yow yaa ngi dëkk Dakar te Dakar nga dëkk nii da nga naan he lives in Dakar wala I live in Dakar. I work at a bank ci banque lay liggéeyee voilà ci banque lay liggéeyee wala ci hôpital lay liggéeyee da nga naan I work at a hospital voilà souvent fi ngay liggéeyee tamit su boobaa work ngay utiliser work moom mooy li ngay liggéey I work mooy liggéey samay liggéey mais I work at a bank moom mooy ci banque lay liggéey yi moom toujours présent mënoo wax I worked doon naa liggéey I worked non loolu loo ko wax mais I work ngay wax bu fekkoon he wala she wala it works su boobaa da ngay yokk s. léegi ñun la bu fekkee tamit routine la routine loo xamante ni da nga koy d'habitude da nga koy def chaque jour wala tous les jours voilà su boobaa verbe bi da nga koy def present simple comme par exemple I wake up fii suñu verbe moom mooy to wake up nga ni I wake up at 6 o'clock every morning damay yeewu 6 heures du matin laay yeewu chaque suba every moom mooy chaque morning moom mooy suba donc every morning moom mooy chaque suba every Sunday moom mooy dimanche every Sunday moom mooy chaque dimanche every Monday moom mooy lundi donc every Monday chaque lundi donc I wake up at 6 o'clock su boobaa donc wake up bi dañ ko conjuguer au present simple bu fekkoon ku góor la nga ni he wakes up su boobaa da nga yokk as he wakes up at 6 o'clock I go to sleep at 11 p.m. every day donc damay dem tëddi to sleep moom mooy nelaw mais cas bi I go to sleep damay dem tëddi damay dem nelaw yi at 11 moom mooy 11 heures donc 11 heures 11 p.m. donc 11 heures ci guddi every day voilà every day moom mooy chaque jour su boobaa gis nga go bi suñu go bi dañ ko def au present simple bu fekkoon he la goes ngay def goes yokk es goes donc wax nañ ni all terminé moo tax nga yokk ci es. I wear my glasses every day damay sol samay verre chaque jour donc souvent every bi moo lay guider sax every mooy wane ni chaque jour every day every Sunday every Monday every morning voilà donc every week chaque weekend donc I wear damay sol samay verre loo xam ne da nga koy répéter routine souvent toujours present simple ngay utiliser. voilà les faits moom mooy loo xam dafa am comme par exemple nga ni the sun rises in the east loo xamante ni si du dañ fii ba ilaa yow mi di du dañ loo xam lu am la the sun rises rise to rise moom mooy suñu verbe the sun rises in the east moom mooy jant bi penk lay fenko maanaam penk lay fenkee voilà jant bi fenk na penk donc penk lay fenk the sun rises donc jant bi penk lay fenko in the east moom mooy penku. The earth spins around the sun moom mooy suuf si day tourner day wër jant bi spins around moom mooy wër tourner autour donc day wër jant bi suuf si day wër jant bi donc loolu scientifique yëpp wax nañ ko donc the earth moom mooy suuf suñu nekk the sun moom mooy jant the sun voilà spins around nag moom mooy tourner luy wër dara donc suuf si dafay wër en permanence jant bi. schedules mooy loo xamante ni dañ ko programmer donc dañ ko programmer heure bi muy nekk donc heure boobu noonu donc boobu maanaam comme par exemple boo waxee our class starts at 8 o'clock am comme fii école suñu classe maanaam wala 8 heures la suñu cours di commencer donc loolu programme bi chaque 8 heures ci lay seen classe di ubbi wala si ngeen di commencer seen cours donc our class starts suñu classe suñu cours our class starts so dañuy yokk s starts at 8 o'clock am donc lii contexte bi da ngay utiliser schedules loo xamante ni chaque 8 heures day ubbi. The restaurant opens at 7:30 am 7:30 maanaam restaurant bi 7 heures lay ubbi 7h30 lay ubbi donc lii ce que veut dire que ni chaque 7h30 restaurant bi day ubbi. The restaurant opens at 7:30 donc mooy schedule moom mooy loo xam dañ ko programmer emploi du temps quoi schedules. We have a meeting at 4 o'clock dañu am nañu réunion 4 heures we have a meeting voilà
parce que instant contexte bi ngay wax mais day fekk ni yaa ngi koy wax instant bi nga koy wax la mais am na contexte yoo xamante ni dooni we have a meeting at mën nga wax we had fekk na loolu passé na mais instant bi ngay wax bu fekkente ni réunion bi dañ ko am ci tey maanaam tey nga am réunion bi ngay wax nit ngay wax mbooloon we have a meeting at donc tey am nañu réunion voilà loolu lay signifier tey am nañu réunion we have a meeting bu fekkee tamit réunion bi suba la da nga naan we will have a meeting tomorrow voilà we will have a meeting tomorrow bu fekkee tamit amoon nga réunion bi 4 heures nga ko amoon mu passé da nga naan we had a meeting at 4 o'clock mais bu fekkee instant bi ngay wax da nga bëgg a wax ni am nañu réunion tey da nga naan we have a meeting at 4 o'clock voilà il faut ngeen ràññee ko dinañ def passé nag dinañ am yeneen temps yoo xam ne dinañ ko expliquer pour ngeen gën a mën comprendre present simple. frequency mooy loo xamante ni si day répété wu également par fréquence. Dudu always learns something about English maanaam chaque jour always yi moom foo ko gisee moom mooy les adverbes de fréquence ay always rarely never yooyu moom foo ko gis xamal ni present simple ngay utiliser donc Dudu gis nga he learns Dudu góor la he learns he always learns something about school something about English something moom mooy dara dara moom mooy quelque chose comme par exemple boo bëggoon wax am na lu nekk ci néeg bi da nga naan there is something in the room am na lu nekk ci néeg bi loolu fa nekk mën na nekk jaan mën na nekk lu mu mënti doon mais daal na am mbir bu fa nekk rek donc something moom mooy mbir donc day am lu muy jàng donc Dudu always learns something about English Dudu dina jàng dara voilà dina am lu mu jàng chaque jour toujours ci anglais. I always take a bath moom mooy damay sangu chaque jour to take a bath moom mooy sangu donc to take moom mooy suñu verbe to take donc gis nga I always take a bath contexte yi present simple nga utiliser voilà mënoo wax I always took a bath non I always take a bath. He rarely takes a bath fii I always take a bath damay sangu chaque jour fii he rarely takes a bus maanaam rarement lay jël bus mën na jël taxi voilà par exemple bu fekkee fii xam nga rarement lay jël bus ça veut dire que ni he always wala he often takes a taxi donc he rarely takes a bus fii present simple lañuy conjuguer léegi adverbe de fréquence yi ñu am moom mooy never rarely sometimes often always ak usually never moom mooy loolu moom mooy jamais comme par exemple boobu nga wax du musul jël bus da nga naan he never takes a bus moom mooy mësul jël bus. He rarely takes a bus moom mooy rarement. He sometimes moom mooy léeg-léeg voilà léeg-léeg day jël maanaam parfois quoi léeg-léeg day jël bus. He sometimes. He often souvent he often takes a bus maanaam souvent lay jël bus. He always donc toujours he always takes a bus. He usually fi tamit souvent. Fii souvent d'habitude voilà fii d'habitude he usually d'habitude day jël bus. He usually takes a bus donc adverbe de fréquence yi foo ko gis da nga xam ni present simple ngay utiliser. dañuy utiliser tamit present simple pour wax feelings moom mooy loo yëg loo bëgg a wax wala loo sentir a wax. Feelings thoughts donc xalaat ci nga xalaat. States moom mooy loo xamante ni si dafa nekk. loo xam dafa nekk comme par exemple bu bëggoon wax couleur bu bleu la bleu moom bleu rek la donc blue is blue bu doon verte la dara du ko dindi donc naan green is green is boobu noonu moom mooy suñu to be boo xam dañ ko conjuguer au présent maanaam it is blue it lay jël donc I love you boo ko bëggoon wax da nga naan I love you fekk présent instant bi ngay wax I love you mooy bëgg naa la ki ngay waxal da nga doon I love you bëgg naa la instant bi ngay wax da nga ko bëgg
donc nekkul loo xam ne lu passé la maanaam bëggoon naa la waxoo loolu da nga ni I love you bëgg naa la voilà mais fekkoon bëggoon naa la nga naan I loved you I loved mais instant yi ci present simple lañ nekk instant bi ngay wax kooku da nga ko bëgg I love you. I am sorry instant bi ngay wax yaa ngi jéggalu I am sorry waaw yaa ngi jéggalu instant bi ngay wax maa ngi jéggalu nga tooñ nit ko nii maa ngi jéggalu wala nga tooñoon ko mu ñëli yow mu ñëw di la wax nga ne ko I am sorry waaw I am sorry mooy maa ngi jéggalu. I apologize tamit moom it present simple la I apologize moom mooy moom it maa ngi jéggalu I am sorry maa ngi jéggalu I apologize maa ngi jéggalu. I feel tired donc li yëg-yëg la dama sonn dama tayel I am lazy dama jàpp I am busy voilà I feel tired dama tàng wala I feel hot wala I feel cold dama sedd yooyu nag boo koy wax da ngay utiliser present simple. Fii to feel mooy suñu verbe fii to apologize mooy suñu verbe fii nii to be mooy suñu verbe fii to love mooy suñu verbe donc bu ci nekk dafa am contexte yooyu utiliser present simple voilà. Okay guys, that was all for today. ñu ngi leen di ñaan ngeen gën a teewlu leçon yi parce que lu ñuy gën di dem affaire yi di gën a compliqué donc mais si toutefois que am nga problème rek pour comprendre mën nga ma contacter ci sama numéro comme ça loo xamante ne si leeru la ñu mën la ko expliquer mu gën a leer. Leçon bi gudd na nag waaye ñu ngi ciy jégalu bu baax parce que dama toog lu yàgg duglu ma leçon moo tax ma ni leçon bi xaaral ma jëm ci jël sama temps expliquer. voilà te na seen xel daal am ñu bëri ñoo xamante ni si dañ may contacter naan ma xanaa da nga arrêté affaire yi góor affaire yi am na solo xam ma xanaa da nga ko arrêté affaire yooyu man leen non puisque xas naa ko commencé yaakaaruma dinaa ko arrêté voilà parce que yéen la bu ma am ci jàppale nit ñi bu fekkoon te ni dinaa ko sumb ba pare du ma ko yeggali yaakaar naa ma bañoon ko sumb mooy gën wax dëgg yàlla bëgg naa ko loolu laa bëggoon partage ak yéen na seen xel daal heure bu ngeen gëjee gis cours yi rek xam leen ni dama nekkul ci moment yi pour mën di defar cours parce que cours bi tamit day jël temps wax beeg enregistrer beeg concevoir beeg yoo xam ne yooyu yëpp day laaj temps moo tax il faut nga toog ba libre doo ko am di ko mën a def voilà ñu ngi leen di ñaan ngeen di abonné te seen xarit yi nga xamante ne si bëgg nañ tamit améliorer seen niveau en anglais ñun woo leen pour ñu participer ci scène bi te c'est très important voilà thank you all for watching that video merci bye. Bring the heat, yeah, I will bring the fire.